jërë ngeen jëf yéen ñi jàkkaarloo ko seen télévision di seetaan seen plateau spécial yi nga xam ne tey seen télévision yi nekk fii ci diwaanu Thiès ànd ko ak site internet yi ngeen miin ñu fas yéene ñëw ci monsieur Habib Kane nekk responsable politique en même temps aussi di yëngu ci lépp lu jëm ci développement tey nag ñu ànd ko ak suñuy naataango yi nga xam ni miin nañ leen ci wàllu presse ni fiy liggéey bu am solo ku ci mel ni suñu doyen Babacar Ndaw bu Sud FM ak Mamadou Bambali bu Prestige TV man Mohamed Silla Thiès TV ànd ci ak Wallace en même temps ànd ci ak Thiès 24 bi nga xam ne suñu papa doyen Mbaye Sakh moo ko yor xam naa ñu am mbégte ak contentement fas yéene waxtaan tey ak monsieur Habib Kane ci lépp loo xam ne dafa soxal réew mi ak situation de manière générale jàpp nañu aussi bii mooy ñaareelu yoon ñu ci ànd ak moom muy interview boo xam ne daf koy sekk ak presse bi yëpp uniquement ngir wane ni donc moom ambition bi mu am jàpp na ne aussi Thiès buñ nee Thiès rek ñëpp benn télévision la am moo tax souvent ngir entretien day préféré ñu sekk ko ak télévision locale yëpp xam naa dañuy bàyyi doyen Babacar mu daal di nuyoo ak suñu téléspectateur balaa ñuy avancer ci waxtaan bi. jërëjëf Mohamed Silla mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñoo am mbégte bokk ak yéen jotaay bi di nuyu suñu gan mais surtout di ko jaajëfal parce que moo ñu dalal jërë ngeen jëf. El Habib Kane. voilà jërë ngeen jëf mbokk yi ñu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax seex ak plateau bi suñu ay doyen ku ci mel ni Babacar Ndaw ak Silla sama grand frère mais am plaisir également fas yéene seex waxtaan wu yaatu ak Habib Kane ci taxawaay yi nga xam ne am na ko au niveau de Thiès. merci beaucoup xam naa rek bu ko defee ñu daal bàyyi président mu daal di nuyoo ak ñi jàkkaarloo ñu di seetaan. waaw kon ni ngeen ko waxee rek maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ma invité ci cérémonie bi di nuyu askanu Thiès di nuyu askanu Sénégal di nuyu suñu kilifa diine yi ñun ñëpp di rafetlu invitation bi nga xam ne tey ñoo ko séq te yaa koy séq kon ni nga ko waxee sànq ne Thiès dafa mel ni yëpp benn télé la te xam nañu mooy li nekk sax parce que ñëpp benn bopp lañu. kon tey moo war a dal deuxième plateau bi nga xam ne tey même équipe bi ma defoon ak man ñu ñëwaat defaat ko man ñu njiitu sama sëriñ Babacar sa xarit di mag ci ñun ñëpp doon suñu ku ñu naw bëgg yàgg bokk ànd ak moom di liggéey sa dara mu see saa yi te mosul soppeeku ñu ngi si laa ñu ngi sama frère yi NG ñëpp maa ngi nii ku ci nekk sa tur ak sa sant. d'accord xam naa ni mu ko waxee dañuy bàyyi donc moom taalibe sëñ Babacar la ñu bàyyi aussi Babacar Ndaw suñu doyen bu ko defee rek mu daal di ubbi waxtaan bi ñu tàmbali ko ak président. président Habib ñu ngi lay jaajëfal jataay bi lii daf ci am solo mais souvent dafa am approche boo xam ne dañu ko jàngal parce que yaatal sa toujours dafa bokk si sa démarche sa lii aussi lu rafet la parce que dañ ne garab si kaw la ñuy fekkante loolu lu am solo la muy suñu ay rak yoo xam ne ñu set loxo la ñu Ahmad Bambali Mohamed Silla vraiment ñu def liggéey bu set moo tax toujours dañuy rafet lu jataay yu mel nii mais émission yu mel ni bu ñu ko wax ñuy ay sénégalais di Thiès waa actualité politique bi muy coow déclaration de patrimoine nit ki li mu moom ñu dénk ko loo xam ne ñëpp ko bokk xel yi dem si président Idrissa Seck mu jiite conseil départemental bu Thiès jiite conseil économique social et environnemental depuis le 1er novembre 2020 président Macky Sall wóolu ko dénk ko semaine bi passée mu def déclaration de patrimoine li si jaaxal nit ñi dañ ne information génn na sa OFNAC ba mu ko déposé waru ñoom génne wuñ ko def nañ communiqué sax mais dañ si tudd ay milliards alal bu bare ñenn ñi nag ne jaaxal na leen bert na leen ñenn ñi waruloon génn yow débat boobu lan mooy sa gis-gis ndax déclaration de patrimoine ku ñu dénk da nga ko war a génne ak li ñuy waxal Idrissa Seck coow li si ndax Idrissa Seck war na am ay milliards waaw wala déet. déclaration comme ni nga ko waxee Babacar rek yaakaar naa ne ñoom question bi ak li ko waral tënk na lépp déclaration de patrimoine bu ñu ko waxee. yaakaar naa ni dañ ne ki ñu dénk yëfi dëkk réew mi dañuy laaj li mu am balaa ñu ko jox li réew mi yor kon nag ki ñu dénk yëfu réew mi buñ ne moom moo def déclaration patrimoine pour ñu mën a xam li ñu koy jox ci waa réew mi xam li ñu koy dénk ba bu ëllëgee bu fi jógee ñu xam ne kat moom lii dafi amoon avant mu fiy nekk kon yaakaar naa ni kooku waxul ak administration population lay waxal population bi mooy état bi état bi nag bu daanaka moom jarul ñu koy doon pour man jarul lu doon loo xamante ni lu ñuy wax dañ koy doon ba loolu doon ko nëbb parce que bu doon nëbb rek ci am duñ ko ko laaj wala dañ ko koy laaj au sein de l' administration mu yem seen biir mais dañ ne ko alalu askan bi lañ lay dénk alalu askan bi nag ku ñu koy dénk nee la kaay déclaré li nga yor maanaam bu ñuy revenir askan bi dañu war revenir et je pense que ni loolu moo nekkoon li légal su fekkee ne dafa am leneen loo xam ne nag dugg na ci je pense que ni ñoom ñoo ko xalaatee noonu mais pour man
Idrissa Seck ak fi mu jaar ak parcours bi mu def lépp war na mën a am alal ndax cadre la affairiste la nekkoon na ci gouvernement géré na lu bëri kon bu dee bu sëgam ñi nekkul ci gouvernement wala ñoo nekkul cadre ñoo am des relations ba mën a am ay partenaires ba mën a bénéficier wu des milliards ak souvent quelqu'un qui a eu à gouverner quelqu'un qui est dans les affaires quelqu'un qui a des diplômes de haut niveau xam nga mën liggéey mun ko permettre mu mën a def sax benn liggéey boo xam ne nii mën na ci am luy kuub parce que homme d'affaires ñàkkul dara homme d'affaires mën na am lu ne waaw te bu ñu seetee diggante bi mu génnee ci nguuru Macky Sall nguuru Abdoulaye Wade jeexee ba mu dem Macky Sall ñëw wala diggante bi muy réeram teg Abdoulaye Wade nekk ci affaire boppam il était dans les affaires te affaire boobu mu ne xam-xamam la bu dee expertise mën na ko mais kon pas mal d'autres personnes. kon bu ñu dellu si ginnaaw tuuti bi ñu ko falee am na ñu doon wax ne bon c'est pas vérifié ne Idrissa Seck dafa nekk si ay jafe-jafe koppar ba président Macky Sall 15 mois ñu ngi doon waxtaan am na sax ñuy wax bon confirmé wuñ ko ne daan nañ ko wax weer bu ne fanweeri million parce que dafa soxla woon nekkoon ci ay jafe-jafe kon yow gëmoo loolu. non xam nga Babacar xam nga alal dafa grave dafa am deux façons dafa am espèce am matériel. Idrissa Seck mën na bañ a am espèce comme pas mal personne am d'affaires yoo xam ne man xam naa leen bëf am na ñoo xam ne tey gis nañ leen fii suñu benn papa boo xam ne mën naa ko wax c'est un Thiessois comme tout le monde papa Ibrahima Codé Fall xam nañu doole ji mu amoon na teraanga àdduna mais toll na jamono joo xam ni yoratul cash mais yor nay bien parce que NTS ku ko xool xam ni ay milliards la kon kooku tey bu nee la yoruma xaalis yow mi xamul xaalis yaa naan amul parce que diggante bien ak cash dafa am une différence parfois da ngay gis koo xamante ni il est cash am koo xam ni il n'est pas cash mais moo ko ëpp matériel bien kon am na foofu différence foofu la nit ñi rawante maanaam lu ñu naan tey booy xoolee ñu naan laan sa yow sa papa ñu ne ah diw de papaam li mu fi bàyyi ci suuf mais kii papaam bàyyi fi dara c'est-à-dire papaam il était liquide nekk un autorité de cette ville nekk kilifa am cash di teg la ay problème soit ses enfants étrangers dem leen jàngi ci école yi et cetera par contre papa yi Habib Kane nekk ci suuf di wut ab 20 000 30 000 jënd benn terrain ñaari terrain et cetera ba Habib màgg mën fee fekk ay milliards fekkee papaam deful woon loolu c'est-à-dire adduna mooy doxee noonu. débat bi jaru ko. jaru ko parce que mën na ko am il peut avoir plus que ça. par rapport à la question de Babacar bu ñu waxee déclaration de patrimoine ñu bari ñu ngi wax ne c'est confidentiel et bu ne xam ne posture bi nga xam ne Idrissa Seck am na ko bi affaire bi génnee ci presse bi daal le président Macky Sall recevoir na ko naqarlu ko également ba menacé sax que du suudul li nga xam ne moom di OFNAC ñu bari nag ñu ngi ne acte politique la soit mu jógee ci Idrissa Seck soit mu jógee ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon au temps ci coalition Benno Bokk Yaakaar rien que pour donc un peu nuire la personne de Idrissa Seck est-ce que tey bokk nga ak ñoom position. non xam nga tey boo nee Macky Sall je pense que ne bi ñu ko fa léegi c'est en 2012 je pense que jusqu'à présent boo xoolee y a pas mal de personnes yoo xam ne occupé nañu fi des responsabilités ñu defal leen ay poser leen même acte que Idrissa Seck laaj leen seen i affaire la ñu am pour mën koo bëgg leen mën a gérer la ñu askan bi moom ñu joxee ko mais ñun ñëpp boo xoolee la majeure partie kenn divulgué wul seen affaire mais Idrissa Seck peut-être il est dans une phase boo xamante ni mu laal bañ a laal dañuy wax. c'est automatique dafa nekk ci diggante part boo xamante ni dafa jógee ci opposition ñëw dugg parti au pouvoir ne fa nekk du ñëpp ko xajal opposition bi mu jógee ñëpp mere ko kon moom fi mu nekk nii dafa am ñaari ennemi bi mu fekki ak ennemi bi mu bàyyi nag peut-être sax ñooñu mun amuñu sax peut-être yenn possibilité bi mais ñi mu fekk si dafa am ñoo xam ne gënalul leen kon moom faay bu mu def rek day jaral ñooñu ñu mën a divulguer ba nga xamante ni soit dañ koy pousser ak mu génn. kon da ngay jàpp ne xëy na mën na nekk acte politique. bon je pense que ni moom laa ko jàppee xam tax parce que ay morom dañ fay jaar te seen bos melul nii ampleur bi amu ko kon je pense que ni jaruloon ñu ci bu fekkee noonu la demee rek jàpp naa ni am na ñu nekk ci suuf am leneen lu ñu ci làmbar loo xamante ni bëgguñu mu des ci terrain boobu mu ne. d'accord xam naa débat yi foofu la ñuy des rek bu ñu xam naa ni ñun fi ñuy gën a intéressé mooy ci côté région de Thiès bi ou bien ñuy nekk ci langue politique ndax ku ne xam na ne président Idrissa Seck d'après les xew gis nañu fii ci diwaanu Thiès yi nga xam ne suite quel que soit alpha kenn mënul wax nag donc PDS sa xel di dem ci Ndiaga Diaw ndax du si liggéey bi mu ci liggéey fii ci diwaanu Thiès bi mu njëkkatee ay kàddu jëmale ko ci président Idrissa Seck
ñu seetlu tamit ki nga xam ne mooy Ameth Mbaye yëkkati ay kàddu dalaat ci kawam donc te ñu gisoon aussi nga ji organiser yenn cadre de concertation jaaroon ci yow nga xam ni donc ay Assane Mbaye ñu nekk ci APR ak comment dire ba ci Aly Nguer ak ñeneen ci ñoom ñëpp aussi pour vous montrer que Thiès moo leen ñoroon mais tey est-ce que amaatul leneen loo xamante ni bu jógee mënu gën a jax si Thiès par rapport ak ci domaine politique bi nekk. xam nga cadre bi moom saa lu tur pour man jàpp naa ne képp koo xamante ni Thiès ñor na la te ñu woote woon ci diñ ci dox ni nga lim Assane Mbaye Aly Nguer Ameth Mbaye Ndiaga Diaw ku ci nekk ñoom am na fu mu ne waaye daf fekk ne rek fa ñu mën di nekk ak kañ jiital bu ñu yewoo ñoom rek ay risé kon jàpp naa ne ñoom ñu ànd day gën a yomb ñu fekk naan dañuy xeexal koo xam ne gisuñu ko wala dañuy xulloo koo xam ne gisuñu ko muy le cas de Ndiaga Diaw ko dañuy wax ni moom dafa dal ci kaw le président Idrissa Seck pour man gis-gisam la gis-gisam la parce que man du mën a gis yenn compte naa ko parce que man li may wax mooy ni may mel wala ma am bu Serigne Babacar la kon xooluma keneen ku Serigne Babacar Ndiaga Diaw nag am na droit xool ko muy xool gis la mu gis wax ko ci moom mais tey bu taxawee ba wax lu mu warta wax Ahmed di tontu dynamique boobu ñu nekk bay tontonte parce que qu'on le veuille pas son choix yi lu en tant que Ndiaga mooy que le président de tous les Sénégalais soit un Thiessois. mais foofu tamit est-ce que tontu bi ñu doon séntu parce que quel que soit Alpha même bu nit waxee def benn erreur ou bien war ko mën a tontu ci côté professionnalisme ak xam-xam mais est-ce que war nañ toll ci tontu yoo xamante ne ay ŋàññante ay xastante te démb fi nga jaar ak yooyu est-ce que politique laaj na loolu quel que soit Alpha dañu jàpp nit ki am nga droit wax li nga gëm wax li nga yëg mais est-ce que war nañu toll foo xam nit ki bu la maanaam nit ki bu la attaqué ci politique wala attaqué la ci élection est-ce que war na ko mën a tontu ci ay jëfin muy ñaaw. waaw xam nga mooy li ma la wax dégg-dégg xam nga yow yaa ngi ne man de yàlla man dégguma ko woon nit Ndiaga Diaw waxante naa Ahmed ba ñu waxante ay wax yu débordé mais man su ma fàttalikoo tout récemment dem naa ngeen seen Ahmed bi mu mujjee def Ndiaga Diaw toog mu wax ci gémminam ma dégg mu ni benn nit laa mës a fanaan këram muy Ndiaga Diaw kon tey man su ma déggee ni nga ne ma Ahmed dafa xas Ndiaga wala da koo wax naka su dul noonu dina ma xaw a jaaxal mais nag ay xarit lañu ay nit nag bu ñu ànd pour ñu waxante day yomb xam nga ñu àndul mun ñoo waxante mais ñuy ànd pour ñu waxante day yomb parce que ku ne mën ngaa xamal sa morom loo xamante ni tey bu la waxee peut-être lu mu la war wax mën ngaa jàpp ni waruma ko wax amal naa ko lii naa ko wax man je pense que si ñoom loolu mais c'est des jeunes yoo xamante ni sont ambitieux Thiès a leen ñor li ñuy wax peut-être loo xamante ni ça les tient au cœur parce que bu subaa ñooy àndaat kon je pense que ni c'est pas méchant à ce point-là. alors Habib c'est cette nouvelle reconfiguration politique fekk si na cadre de concertation bi nga woote woon parce que xëy na cadre boobu am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woon ci kujje gi ñi nekkoon dans la coalition Benno Bokk Yaakaar bokk na ci tey ñu def une nouvelle reconfiguration politique particulièrement à Thiès naka nga ko jàngatee ci Benno Bokk Yaakaar ak le parti Rewmi bi ñëw fekk si la mouvance présidentielle si ñaar ñooñu ban nga yaakaar ne moo ci lay occasion c'est-à-dire ñaari Benno Bokk Yaakaar ak Rewmi ci am nga xam ne am nañ ko. waaw kan nga yaakaar si ñoom la. waaw mais njëriñ li ëpp xam nga fi mu ne moom bu di dëgg rek tax ñuy wax bénéficiaire bi c'est le président Macky Sall moom mi yor nitu APR moo ci bénéficié wu. parce que Idrissa Seck moo jógee fi nga xamante ni ñëpp moom lañu yaakaaroon mu bàyyi ko fa dem fekk ci le président Macky Sall boofu raison yi mu tax nag ne wax ko ne moom dafa dem pour jàppale ko ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéey. Je pense que si ñu yemee si sa dynamique là sans pour autant mu am loo xamante ni dañ ko lal suuf loo xamante ni ñoom jàpp na ñoom ñaar bu ñu ko lalee dañ jàpp ni Sénégalais duñ ci ànd ak ñoom ñu teel ko teg ne te xam ni dëkk bi ñu ne ñëw ci bokk yem Macky Sall ni mu koy jiitee war ko doxal noonu la ci Idrissa Seck mën a tegee loxoom puus ko mu dem parce que Sénégal benn oto bu taxaw la laaj ay loxo xëy na Macky yor direction bi soxla na ku ñëpp teg ci seen loxo mu dem pour man Idrissa Seck si de dynamique ba la demee pour man mais nag su fekkee ni beneen dynamique la bëgg a demee nag je pense que ni mooy indi sax déjà li nga wax noonu sànq mooy affaire patrimoine boobu ñu wax ne dañ ko siwal mooy ñiy jàpp ni dañoo nekk ci Macky Sall jàpp ni moom dafa war a ñëw pour wutu Macky Sall pousse leen xëy na ñooñu sax ñooy reyanteeg moom ba nga xamante ni lu lépp lu ñu mën pour écarter ko lañ ko def te ñun jàpp nañ ni bis bu réeróo amee foofu ah man bi dëkk Thiès de amatuma yaakaar ci moom. ndax ñun liñ jàpp mooy ñu ànd liggéey ñoom ñaar bu yàlla defee ba élection de tamit mu demal boppam kii demal boppam bu ko gënee ñu xam ne. balaa ñoo dugg ci cadre Covid 19 bi ñu des un peu ci question politique yi wax nag ci
calendrier électoral ñu ngi bari ñu ngi xaar élection locale mu waroon am 2019 2020 amul 2021 ñu ngi xaar ndax dina am waaw wala déet lan mooy sa position ci loolu est-ce que contexte bi ñu nekk jàpp nga ne war nañ ci mën a organiser élection parce que bu ñuy wax démocratie gis nañ États-Unis organiser nañ ay élection ci contexte boo xam ne mbas mi bari woon na fi ay cas yoo xam ne daanaka jéggi na dayo ñu bari ñàkk seen bakkan mais terewul seen démocratie di dox ba ñu organiser ay élection est-ce que Sénégal bu fekkee ne mu ngi dox ci wàllu démocratie tolluñu foo xam ne war nañu xool yan pexe la ñu mën a nas pour mën a respecter calendrier électoral. bon élection locale yi moom kon ni nga ko waxee rek li waa ji naan yàlla nu mu tudd jàmm pexem pour yàlla la muy dogal ku ci nekk ci ñun ba ngay tudd xamoo woon la nga war a doon et tey bu ñu demee ba toll ci dynamique bi kon ni nga ko posé cet acte là ne ñuy fexe xool li nga xam ne pour lijjante élection yi am ñu xam ne boobu ba léegi war naa am mais posé wuñu benn acte bu wane ni war naa am il y a des raisons et je pense que ces raisons là n'intéressent que parti bi nga xam ne actuellement moo nekk au pouvoir moom parce que muy moom di keneen ku fi nekkoon tamit day xool li nga xamante ni moo ko def et ils ont les raisons hein parce que ak Covid-19 bi am feebar yi am xam nga nit ñi bëgguñu dajaloo affaire yi yooyu c'est des actes yoo xam ne boo ko posé nit mënu dara xam nga et d'autant plus ils sont dans les délais quelque chose de sûr mooy que ni xam nañ ni 2024 élection présidentielle war na am politique nag ku nekk ak say pexe xam nga ku nekk ak say pexe bu nu waxul tamit je pense que ni dégg naa ñu ni le président de la République nee na ba 2024 moom bëggu dugg élection Sénégal kon ça veut dire que ni su déggul élection ba 2024 nañ ñi jàpp ni 2024 élection présidentielle mënut am qu'est-ce qui va se passer mooy on va préparer en 2024 les élections locales après les législatives bu fekkee ni troisième mandat bi ñu koy xëy mooy bu pousse 2 ans mu dem en ce moment là il sera apte par rapport à la troisième mais lan mooy sa gis-gis yaa ko tudd de. man sama gis-gis. troisième mandat yaa ko tudd de. kon ni ngeen koy waxee non sama gis-gis laa wax. que ni lan mooy sa gis-gis yow. non sama gis-gis laa wax. parce que moom mooy xool li ko arrangé parce que moo yor lenge yi. ko arrangé wala li réew mi wax président Habib. li réew mi wax mooy que les élections doivent se passer en 2024. ok mais les élections municipales législatives kenn jëlu ko date. c'est sûr que mooy moom le mandat xam nañ ni 2024 lay jeex te képp ku nekk ci dëkk li ngay xool mooy mandat présidentiel bu jeex pour ñu xool nañu lijjantee président bi ñëw wala moom mooy continuer léegi nag bu jàppee ni moom boobu 2024 la war a am na ñaari war a am yoo xam ne moo war a jiitu boobu mais bu boobu demee ba 2024 moom 2024 doon dem élection il est obligé mu pousse ko kooku kenn mënut dara. d'accord donc c'est là jërëjëf président Habib moom xam nga il est c'est un expert rek si fi muy analyser am naa yow ragal naa ñuy xelal président Macky Sall si nga si mais beneen bi aussi ñu masawu Sénégalais yi jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan si mbas mi depuis décembre 2020 décembre 2020 la woon 2019 la corona ñëw si monde bi mais mu ñëw Sénégal mars 2020 donc at def na ko si àdduna bi ay doomu aadama yu bëri ñàkk seen bakkan wax nañ Sénégal bu ñuy dem léegi ne ba ñu ngi jege 30 000 cas mais heureusement ñu ngi def ay effort lu jege 23 000 wér nañ si mais tey jii nii fi ñuy defee émission bi ñeenti junneeg ñaar téeméer ñu ngi si bërëbu fajukaay surtout cas grave yi 56 cas grave bare na depuis le 6 janvier ñu tëj Dakar Thiès président parce que nee nañu situation bi effectivement Dakar Thiès la gën a grave yow nan nga dundee corona bi ak dogal yooyu état bi jël nii lan mooy sa gis-gis. man nag dama xaw a nekk taalibe trop ba moom dama dem barki démb jumaay Grand Thiès ñu fay jullee suma benn yaay Kumba Faye yaay As Biram ñu koy julli ci jumaa ji imam bi di xutba li mu doon xutba man moom laa gëm avant may dem ci xutba ba que ni nit ñaa ngi dox ak feebar boo xam ne moo gën a grave corona am ñoo xam ne boo leen fekkoon tey fi ñu toog nga jox leen corona dindi feebar bi ñu yor duñ ko gëmee te lii naan nit ñi toujours dañ naan corona bi rey na tant de personnes c'est vrai que dem ngeen nit ñaa ngi génn àdduna te li imam bi wax dee ci loxo yàlla la ne borom ak nouvelle technologie bi les gens li imam wax na toujours dañuy wax li nga xamante ni mooy li gën maanaam li gën di yàq parce que bu ne diw dee na fekk nit nekk koo xamante ni dafa feebar ñu ne ko diw dee na mu amee feebar boo xam ne crise la ñu di dee na rek mooy dee na kooku yàqal nga ko wala nga lor ay mbokkam par contre da ngay xëy nit ñi di dee mais am na ñuy judd pourquoi les gens ne dee ne am na ñuy judd nit ñi dañuy dee am na ñuy judd
ainsi va la vie adduna moo bindee noonu ana suñuy waajur ana seeni waajur bu ñu demee ba fàttali nag yàlla am na moom ça devient autre chose feebar dafa sori dee suñu borom moo sàkk adduna am sàkk moo xam heure bi ñu fi ne ak heure bi ñu fi jóge ku sa àpp mat bis bi di jot doo ko romb kon jàpp naa ne feebar boobu dëgg la am na feebar yu ko doon gën a sida ñaata nit la rey tuberculose paludisme yooyu yëpp dafay dem natt bu suñu borom teg jaam yi la di xool fu ñu war a aw ak fu ñu war a aw pour ku ci nekk mën a xam ne kat fii moo lii moo la war parce que kenn ñeme wala wax ni corona bi lii la yàlla rek kon bu ñu delloo see xel ci yàlla ñun surtout ñun particulièrement ñun lay Sénégal yi nga xam ne maanaam Sénégal ñun sous région bi ñoo ci gën a gëm yàlla ñoo ci gën a gëm yàlla mais respecte normes yi dafa des parce que j'ai fait pas ci dëkk yi nga xam ne sous région bi def naa ko tey ay benn ay Togo yi boo demee bu heure jumaa jotee àjjuma 13h oto daw fépp fu jumaa ne oto dafa aw ñëppay arrêté doo dégg mukk allahu akbar ñu corné mais xool fii dans nos mosquées là da ngay taxaw di julli imam allahu akbar mu tëbbi corné baa mu romb la teg musique wala oto bi corné. téléphone yi di sonné si biir mais yooyu c'est autre chose te boo xoolee psychologiquement boo génnee Sénégal laa la wax di nga xam ne Sénégalais mokk la kenn ci jullit. d'accord ni ñuy sóoree yàlla ñun sóoree lu ñu ko yàlla. parce que ñooñu ñëpp ku ci toog waxtu julli jotee fi muy toog di sëlmal fii rek a am nga toog julli sëlmal ñu naan leen xaaral imam def ñaan ngeen dégg ñaan gi doo ko def. mais respect mesure barrière nga wax le relâchement yi bàyyeeku bi moom ëpp nañ ko nemmeeku état bi ñu am 27 cas sur le président de son couvre-feu état d'urgence ñu tëj université yi école yi mais ñu dem ba président xool nañ Sénégal attanatu ne nañu dund ak mbas bi donc léegi bu ñu demee ba ñëpp bàyyeeku léegi est-ce que dañuy continuer nii rek nit ñi di def lu leen neex di sànq ñenn ñi parce que am nañ aussi surtout ñu ànd ak yeneen feebar yi la gën a aay. waaw xam nga mooy kaddu gi président Habib Kane di ñaax ñi nga xam ne. Babacar da nga wax dafa am solo président de la République dafa am lu mu amoon mais da ko bay keroog ba mu ngaa ngeen ne il faut vivre avec la maladie loolu c'est la réalité des Sénégalais c'est la réalité des Africains loolu lañu gëm ñun Afrique xamuñu maanaam li tubaab bi mënut a antan ñun antan na lu ko raw keroog ba mu ko waxee ci gémminam jamono ñu toll kenn bëggul dee ku nekk da ngay ñaan yàlla am wér ak gudd fan dof ñun da ngay génn yam léegi ñun la kii dafa feebar moytu ko nga koy moytu mais buñ demee ba bëgg nag instauré nit ñi nee leen léegi 6 heures ngeen di dugg ci kër yi 7 heures ngeen mais yow maladie bi doxul guddi gi rassemblement la ñuy bañ mais maladie bi doxul guddi gi journée bi lay dox guddi gi journée bi ci yem feebar amul guddi amul bëccëg li ñu war a def mooy jéem a delloo xel yi ci yàlla jël suñu kilifa diine yi nga xam ne am nañu te yaakaar leen ñu xool nañu ci war a def jàkka yeeg ñëpp ku nekk génn def ci nañu ci war a def tàllal suñu borom loxo mu dimbali ñu musal ñu ci mbas mi fii ci dëkk bi nga xam ne lañ nekk man je pense que ni man idée boobu laa ci dem aw ma ci xel ñaar parce que sama conviction mooy man dund ak dee laa yemale parce que gëm naa ne day am. d'accord est-ce que tamit tey suñu autorités yi amuñ ci benn responsabilité ndax ni ko doyen Babacar wax donc bi mbas mi di tàmbale ni ko nit ñi jëlee muy xaw a séddee ci ñoom te liñ ci gën a seetlu mooy bien vrai que am na ni ñoo xam ne yàgg lañ leen miin donc ku mel ne aussi ce secteur ak comment dire sax yéen donc ci côté social di jàppale nit ñi y a pas mal donc de manifestations yoo xam ne assisté nañ ko yoo xam ne yéen aussi yéen a koy def mais ñu gis bi mbas mi tàmbalee ñu gis bi président wootee ñu ci ëpp ci ay leader politique ay responsable donc dugg ci askan bi jël ay ak matériel et tout di ko jàppale askan bi donc mu dem ba ci biir te la plupart ñi ko ñëpp dañ ko médiatiser donc bi ñu demee ba ci deuxième vague bi Macky Sall falaatee ay ministres yu bees changé gouvernement ñu gis aussi ñu demoon ci askan bi kenn demaatoo donc est-ce que tamit enjeu politique bi ci xaw a am ci nit ñi mais ñi dafa am lu ñuy séntu ba askan bi gëmoon bii cette fois ci ñëpp toog est-ce que taxul tamit askan wi ñu bare parce que Moussa Alpha nañ ko wax que man gëm naa keneen gëm na mais am na ñoo xam ba tey aussi dañ jàpp ni même bu feebar bi amee aussi li ci ëpp maanaam politique la donc est-ce que tamit responsable politique yi waruñu changer seen communication changer seen comportement par rapport ni ñuy demee ci askan bi di leen gëm loolu xam ne après du loolu xam ne moom muy wéyaat. waaw xam nga responsable politique yi moom kon ni ko waxee bu fekkee nit ñi jàpp nañu ci responsable politique yi la tamit ça devient autre chose parce que y a pas mal de maires yu dee ci diggante bi ñu ne ay corona leen rek. te c'est des politiciens ils ont été élus
ñooñu ku campagne ba ñu fal la ngay xëy dee ñun la corona bi la rey kon kooku bu ñu nee politiciens yi ñooy def loolu ba man pour man langage boo xam ne la dañ koy wax tout juste pour mën a ubbi yenn phase yi li waral li nga wax noonu gis nga Sylla def te yàlla tax yombul soo ko jéemee tey jéema suba da ngay taxaw parce que gis nga ki ngay def te yàlla tax li muy joxe moom ko day doon lu mu gëmaa parce que nit ñi soo leen jox seen wërsëg la ñuy jël ci yow moomoo leen fii kenn moomul kenn lépp loo fi joxe rek nit ñi war ko jël ci yow rek dangay jàpp ni ginnaaw yàlla ak yonent bi seen wërsëg la nga jox leen ko ku seen ku leen du tàll kenn loxo waaye boo toogee sa kër mu leer nañ 100 francs kon am 20 000 xamal ni 19 000 am nañu ko moom boo goree rek di nga ko dellu ci seen borom kon tey bu nit ñi taxawee naan non dañu yaa un nouveau gouvernement Macky Sall dafa fal ay nitam moo tax mu def nii wala dafa defale nii pour man ña doon def ces actes là social là il pourrait pas leur personne daa am lu ñu doon xaar boolewuñu leen ci loolu moo tax tey ñoom ñëpp ñu téewaat seen loxo mais ñi nga xam tamit dañ leen doon jox ñu jàpp ni ñoom ñu jàpp ni joxatuñu leen mais nañ jàpp ni am na ñeneen ñu fa ne daan leen jox di leen jox te ñu ngi ko nekk ci doon dans cette dynamique sëñ bi amul kuy yeewu suba teel suñu borom ñun ñëpp mën bokk sàkk jëpp te nee na lépp lu mu am ci àdduna doomu aadama ko gënal yàlla bu ko leeree ni boo yewoo doo lekk doo naan du la bàyyi nga jóg kooku lu ko ñëpp gëm yàlla rek dafa ne kenn newu fi. alors damay dellu si un peu sur la gestion du Covid-19 1000 milliards la jiitu réew président Macky Sall waxoon moom la ñuy dugal ci Covid bi mu séddale ko ci ay pàcc yu bari mais dañoo gis ne bi mu waxee 1000 milliards mais à la fin defaluñ ñu benn bilan pour xam ndax 1000 milliards yi dem na ci askan wi waaw wala déet conseil des ministres yële weesu président Macky Sall ci li jëm ci wàllu vaccin bi wax na ne. Instruire le ministre de la santé et de l'action sociale ñu xool naka la ñuy fexe ba dugal armée bi ci xeex bi ngir que au moins bu ñu ci yeggee ñu mën a vacciner sénégalais yi est-ce que loolu aussi du benn façon boo xam ne genre intimider askan wi lañ koy tuddee est-ce que gën toon yomb ñu sensibiliser askan wi ba nga xam ne bu ñu àndee Covid bu ñu àndee vaccin bi kenn ku nekk dina mën a vacciner wu te coow bu jib bëggoon nga dellu si un peu rek ci gestion Covid-19 ci 1000 milliards. non gestion bi moom xam nga question fi nga ko posé moom moo xaw a sensible mooy que ni ki ko yor wuti woon fond boobu indi ko exposé ko c'est le président du Sénégal moom la ñëpp jiital tey bu ko indee te waxul lu ñu ci def wala waxul lu ñu ko jox ñun je pense que nañ ci wax lu dul wax ci moom kese ne jàpp nañ ni indi na xaalis bi mu yegg moom mu ngi ciy def li ñu ci bëgg a def. mais bu ne woon jox naa tel service jox naa tel ministère jox naa tel ministère ñun dinañ ci mën a détaillé mën ci sori mais kon dafa ñëw yem ci ay loxoom te waxu ci xëy na moom moo ko joxalee na mu ko bëggee mooy maanaam li nga tu parles tey de 1000 milliards yoo xamante ni dañu Macky Sall moom la wutoon fonds pour Covid-19 bi tey ñu ngi waxaat loolu doon loo xam ni kumpa la bu kenn xamul ñu soulever loo xamante ni ça fait même pas 4 milliards au nom du président Idrissa Seck àdduna bi yëpp ko kon nit ñi lu ñu bëgg muy siw day siw lu ñu bëgg muy siw di siw dëgg kon loolu ñu tënkoon noonu loolu ñu tënk noonu téye ko ba léegi waxuñu ko bu ñu ko tënkale woon kële ay mbiram xëy na dara du siw moo tax 1000 milliards yi duñ ci mën a wax tant moom mi waxoon taxaw ne wuti naa ko pour def ko ci ñëw ne jox naa diw ak diw bu ko defee ñun Sénégal yi ñu mën a lambisoo ñi nga xam ne ñoom la ko jox ñu xool ñu ci mën ñu ko bénéficier ko. peut-être Ahmad li nga si préciser aussi. si communiqué conseil des ministres accompagnement la force de défense et de sécurité. Bon c'est vrai que am nañu leeral bu nee ñu jël armée gendarmerie police pour ñu accompagner processus de vaccination dañu yaakaar ne du ñëw pour bundu xatal mais dafa ne par rapport ak ni ñu war a acheminer matériel bi ni leen war a yombalal ak sa préciser nañu bu ñu koy def aussi du force sa am na ñoo xam ne ñooy priorité par exemple personnel de santé bi nga xam ne dañuy faj bokk nañ ci priorité force de défense yooyu nga xam ne ñoom ñooy sàmm kaaraange askan bokk nañ ci ñi njëkk faj bokk na également mag ñi nga xam ne dañu fragile bokk nañ ci ñi njëkk faj donc yooyu aussi ñu préciser ko c'est important beneen bi aussi si 1000 milliards yi le ministre Mansour Faye def na rapport am jox na ko waa comité de pilotage comité de suivi le général François Ndiaye jot nañu donc les justificatifs donc pour ñu leeral foofu si ñuy suivre. parce que loolu nga wax noonu Babacar dafa am solo trop quoi question bi mu wax noonu ma tontu ko ci loolu 1000 milliards yi moom foofu lañ ci mën a yem mais problème mu piqûre yi ñuy wax noonu boo xoolee moi j'ai fait l'armée je suis de la classe 96 bi bi ma fay dem mais man sama morom yi ma bàyyi woon fii bi may dem armée bi ma ñëwee dañoo dégg TAB
dem di ko piqûre jàpp nañ ne day faj ñu piqûre ko te xamuñu ban conséquence la mais dañ naan boo ko piqûre da ngay dëgër rek loolu lañ defoon seen bopp te defuñu armée ñu piqûre ko kon tey suñu man pour man ñun on a pas mal d'exemples nee nañ fi feebar bi am na feebar bu fi ñëwoon moom Alaaji Maalik bi ñu ne piqûre leen moo njëkk a génne loo xam ne piqûre leen ñun am nañu yaakaar ñun am nañu Tuuba am nañu Tiwaawan am nañu Njaasaan am nañu Cambérène am nañu Baylaay am nañu. Seydina Issa am nañu fépp. tey suñu kilifa yooyu. ñoom lépp luy dugg ci dëkk bi bu leen neexee jarul armée jarul président ñoom bu leen neexee ñu taxaw ne indi leen ñu. bu fekkee luy loo xam luy lore la ñoom nañ ko xam ne duñu bàyyi ñu dugg ci. kon jàpp naa ni yooyu c'est des détails. d'accord xam naa ni li am ci waxtu bu bareetul te foog ñu ñëw tamit ci point bi mujj bi nga xam ne ci lañu bëgg a tëjee te jàpp naa ne aussi même ñi seetaan ñëpp tamit ñi ngi naan gars yi kañ lañ ciy dugg muy fi mu toll nii dëkk bi xaw na jaxasoo ci coowum suuf rawatina li ñu naan mbuurkat extension donc peut-être aussi day loo xam ne da ci dolli ko mais Sénégal ci coowum suuf yàgg na ñu koy dégg rawatina diwaanu Thiès tey quel que soit alpha fi ñuy gën a rek avancé mooy ñu ci bari dañu xamul loolu impôt et domaine jaxase askan bi beneen bi aussi ci wàllu suuf quel que soit alpha si on parle sérieusement la plupart suñu déggee promoteur kii day jaay terrain ba day jaay suuf rek bu coow suufee déjà Sénégalais am fu ñu koy caricaturer. or que nit ñi xamuñu logiquement. bu fekkoon day nekk benn minute wala ñaari minute balaa donc doyen di ñëw ci yenn questions yi ñu bëgg a xam réellement promoteur bi yëngu ci wàllu suuf lan mooy liggéeyam ak ci ban domaine lay liggéey pour askan bi xam ko en même temps aussi suuf dañ koy jaay am dañ koy maye ak nit nan lay def ba am titre foncier peut-être aussi askan bi dina ci mën a leer su ko defee doyen ñëw ci le cas de Mbourkat ñu xool nan lañ ci orienté woo ci boobu domaine. waaw kon ni nga ko waxee rek promoteur moom accompagner la rek peut-être on a utilisé le gros mot de promoteur ba nit ñi dégg ni promoteur egg na foo xamante ni eggu fa mais promoteur accompagner la parce que day ñëw fekk suuf soo xamante ni ay nit ko moom mu ñëw taxaw ñooñu am problème pour mën ko liggéey amuñu yoon bu ñu jaar moom mu jàpp ni am na yoon dem lijjanti ko yoon bi nag mooy su fekkee doo xam ne commune bee ko moom commune Thiès ñu xam mu dépendre day nekk ci titre foncier bi ñu jëm ci wax ak les services domanial ak cadastral ak urbanisme extra waxtaan ci ñoom bu fekkee dafa nekk loo xamante ni dafay nekk ay commune boobu supposons Morolan wala Nord Diobass yooyu nga xamante ni day dépendre ci seen commune ñu dem waxtaan ak commune bi nga xam ni moom la concerné nga mën cee waxtaan parce que dafa am domaine national ak titre foncier te loolu il faut ñu xam ko que ni lépp loo xam ne dañ ko dugal ci titre foncier bi kayit yooyu mënu génn fu dul ci biir impôt domaine service technique yi liggéey ci muy cadastre urbanisme ak les domaines ñoom ñoo ci war a liggéey pour lire mais bu fekkee dafa nekk suuf soo xam ne domaine national la dañuy mujjee obligé dem ci commune bi nga xam ne la concerné muy fi mu mën a ne que ce soit Fandène que ce soit Noto yooyu mooy différents papiers yi ci li ñuy ñëw lii day nekk bii day nekk délibération bii nekk attestation ñu ne ñu la ko dem ci phase baay bi doog a wuti titre foncier parce que titre foncier moom mooy close affaire mais balaa nga ci egg da ngay wuti baay bi day nekk en location soit de 50 ans 90 ans extra moment nga doog a mën a am ñu doog laa titre nga am sa titre foncier individuel je pense que ni loolu c'est pas méchant à ce point là boo xamul ñu fa taxaw boo leen ko laajee ñi nga xam ne sax bu ñu taxaw ci boo leen laajee mën nañu ko expliquer ñun nag yàgguñu ci 2014 lañ ci dugg mais ñun bi ñu ñëwee en 2014 nekk ñoon ay promoteur ñun mën naan jënd yàlla dimbali na ma mosuma jënd ci biir Thiès ko man ku ma xam ni sama lépp kan Noto Diobass laa ko amee bi ma koy am Aliou Sarr n'était même pas maire en ce moment là il était pour président comité rural et il y avait le sous-préfet qui était là-bas Daouda Wade bi nga xam tey moo nekk environnement kon je pense que ni yàgg nañ ci daw comité Aliou Sarr bi mu nekkee ministre léegi yàgg na li ñu fa am lépp foofu lañ ko amee te boobu ne jal diir boobu lañ ko amoon kon nag bu ñu nee promoteurs yi dañuy leen qualifié foo xam ne nekkuñu fa rek ñoom courtier yi surtout les courtiers moo ci gën a métti te les courtiers dañuy jaawale leur métier est plus noble courtier métier bu noble la parce que c'est un facilitateur facilitateur nag nit bu baax koy def mais boo demee ba li ngay facilité da ngay jël l'intérêt intérêt bi ci nekk def ko intérêt personnel te fekk yow lu sa intérêt mais ça devient autre chose et boo xoolee tey mbirum suuf coow li ko bëri lépp loolu la
da ngay gis si laa am terrain bu jar 10 millions bëgg koo jaay Babacar bëgg koo jaay Babacar bëgg ko jaar ci Habib nekk 30 millions lay jar et pour man c'est un peu gauche. C'est un peu gauche. ma doon à 10 millions ma dem proposer ko 30 millions mu leer ma ne yow tu es dans le besoin da nga soxla xaalis moom yor na xaalis mu la mën a jox pour nga régler sa problème ma nekk seen diggante di la ko xañ dëgg ko xañ ba yàlla def loolu yàqu moo looloo waral tey man quand bu ma dégg ne naan man courtier la je t'écarte man boo ne ma facilitateur laa ma ànd ak yow ñu liggéey parce que man loolu laa gëm parce que kenn waru ci xañ dara parce que ku ci nekk pour nga mën a fab dara dem sa yoon fu ci dynamique boobu lañ toll moo tax man depuis ma nekkee kees di liggéey promoteurs yi tels qu'ils sont ci nekk ñu may dégg li may wax ni du ma ci nangoo nekk ci ginnaaw kenn naan lan nañu ànd ak nga jox ma liggéey ko je viens avec mon argent ma nekk un bailleur dans le projet joxe sama xaalis bu ko affaire yi génne ma am ci ay terrain daal di koy def sama. loolu d'habitude noonu lay demee da ngeen dem waxtaan ak borom tool bi directement wala da ngeen di jaar si maire wala anciennement président. xam nga kon li ma la wax dafay am kon tey boo demee sur la route de Morolan bi nga xam ne tey ñëpp mën nañu xam Thiagoune Bamba rek Chérif Lo si Ousmane Sarr Morolan Yves 6 nga dem notre Diobass Aliou Sarr nga dem Fandène le maire Augustin qui est là actuellement da ngay dem bu fekkee ni baykat yi d'habitude baykat yi foofu ñu ci ëpp amuñu këyit seeni toolu maam lay doon affaire yooyu affaire yi soo la ñu jënd ko ci acte de vente affaire yi mais man boo daan jënd sax mun la jaayee parfois nga am ci problème nga ñëw ñun la noo waroo ko jënd parce que lii suñu suuf maam la affaire yi et par contre les gens ne tiennent pas compte que dans ces délibérations mosuñu gis benn délibération boo xamante ni dañ ciy bind titre Babacar Ndao individuel moom mii Babacar Ndao DN domaine national est-ce que quand on parle domaine national c'est pour tous les Sénégalais domaine national Sénégalais ko bokk kenn moomu ko dès l'instant que amu ko ci acte administratif bu wane dañu la ko attribué mu nekk domaine national ñu maa yow ci bokk yàlla priorité bi ñu ci am na aw ma ko ci ba ëllëg muy ko war a séddale mooy bañ la ca fekkee nga ci liggéey ñu ne ah diw de moo ci nekk di liggéey am na lu ñu ci soxla nañ ko defal liggéey jël lii wala ñu toll ko feneen jël lii kooku état am na ko doole jooju mairie am na doole mais commune yi am nañu doole jooju parce que tamit nit doo fekk fi mu teraanga bu sàng njabootam nga ñëw ne ko puusal par force oto. voilà coow lii nag li ay di njàmbat mburkat président Habib Kane keroog ñu ngi jot a fekkee def si benn waxtaan ba ñu dem sur terrain bi le 21 janvier bi passé dañuy wax ne lotissement 2006 la woon mais dafa empiété dugg si biir forêt classée 82 hectares la woon 1647 loo la woon parcelle donc 1170 yëpp la fa dugg si forêt classée bi depuis 2006 ñoom am na ñoo xam ne dëgër nañu fi dem tabax sans autorisation mairie wala urbanisme ñeneen ñi nekkoon ci Mbourkat zone régulière bi ñoom amuñu problème mais bu ñu demee ba 2021 ñu jóg tey jii xëy rek gis Descos ñëw ba donte Descos à la décharge nee na depuis at ak genn wàll ñu ngi ñëw foofu dina wax arrêt Descos ay sommation coono yi li fa xew ñu luñ ci jot a dégg yow en tant que koo xam ne sa xam-xam màcc na si yoon boobu ana lan ngay leeral ñi lay suivre ci dossier Mbourkat. waaw yaakaar naa ne Mbourkat waxtaanoon nañ ci avant dara muy xew maa yow mu ngi ci presse ba léegi tey rek maa ngi koy xoolaat que ni ñi ci nekk dafa bëri benn bi dafa nekk suuf soo xamante ni bokkul Thiès commune Thiès te il faut que la population sache ça da ngay dégg rek ñu naan am na loo xamante ni bi ñu ko xoolaatee bu ñu ko xoolaatee kooku c'est trop tard pour man c'est trop tard ba ñuy waaj lépp waroon a sotti leer mais bu ñu demee ba naan bu ñu ko xoolaatee am na lu ci bokk commune Thiès pour man c'est vrai et le président de la République bi mu fi ñëwee cérémonie boobu ci SDE bi je pense que ni manifestation bi c'était sous le contrôle de ministre Augustin Tine lan moo ko waral parce que fi ñu ko defee c'est fiefam la woon loolu rek alerte la woon pour la population Thiès pour la commune de Thiès alerte la woon pour la commune de Thiès parce que bu fekkoon président dafa war a ñëw Thiès war a ñëw ci bërëb boobu ñu war ko fa recevoir su amee kenn boo xam ne moo ko waroon dirigeant de cette cérémonie là dafa waroon nekk quelqu'un qui est dans la commune ñu bàyyi coup boobu jàll tey ñu dem ba ni kon ni nga ko waxee gars yi ñi am nañu kayit am na lu ci forêt classée bi non dafa am ñoo xam ne am nañu kayit yoo xam ne receveur moo ko signé Mamadou Ba ak Thiam receveur ko signé mais ces terrains là dañoo dugg ci biir forêt classée bi par contre ñooñu nga xam ne seen terrain impôt la génne dugg ci forêt classée bi dafa
yóbbaale ñi nga xamante ni dañoo am ay acte de vente dem fekki leen am na ñoom këyit yu baax mais dañoo ko ci il faut reclasser mais ñoom dañ ko régulariser ñi nga xam ne dañoo yor acte de vente jënd ko erreur bi indi loolu yëpp bi ñu seetaanee boobu diggante bi xam nga nit ñu surtout Sénégal xelam dafay xaw a jaxasoo xam nga bu ñëwee ñu fekk benn tool bu ñu sañ salaan def ci teen di ci bay jékki-jékki ñu ni borom tool bi da koy dagg da koy jaay mais da ngay am fi du jënd c'est ce qui a poussé tout le monde à le faire ñu ëpp li leen jëndloo mooy dañoo ñëw ñu leen ay tool la mais qu'est-ce qui l'empêche autorités yi xam ne ñoo fi nekkoon ñu xam ne loolu daf bokkoon ci forêt classée bi ñu dissoudre ces vergers là ne leen fii du verger forêt classée bi. teel a arrêté. suñ ko defoon vers les années. il y a cela presque 11 ans ou bien 15 ans au temps de Mamadou Fall aujourd'hui du ñu am sa problème la parce que nit ñi duñ fa tabax dañuy xam ne kon fii ci forêt classée bi la moom mais bu ñu bàyyee Habib Kane am fa tool di fa bay ay doomam di yëndoog moom ba génn àdduna bàyyi fi ay doomam soxla 20 000 wala 100 000 seen yaay feebar amuñu lu ñu ko def ñu ñëw morceler terrain bi jaay ko mais ak kii la héritier moom li muy jàpp mooy sama alalu papa la rek aw ma kii. kon dafay war a ne xëy na erreur administrative am na ci. non am na ci négligence bi fa la jógee. on ne veut pas négligence bi yëpp mu ngi jógee ci administration bi nga xamante ni centrale bi nekk à Thiès. man je pense que ni erreur bi foofu la nekk mais bi erreur boobu amee Macky Sall bi mu ñëwee rectifié na ko ni mu ko rectifié mooy dafa ne comme président comme il est le président du Sénégal mu ni profitool daal ne kon gars yi ñu ngi coow naan pour ñu régulariser leen Mbourkat mu ni le président comment dirais-je mu ni le gouverneur ak le préfet nañu jéem a régulariser Mbourkat mais on sait par le gouverneur et le préfet de la région de Thiès. mais c'est pour la région. c'est pas régularisation pour ñu lay suivre nan nga koy tekkee régulariser. bu président ne gouverneur ñii dëkk fii na nga leen régulariser mooy lan. ndax suba rek na ñëw nga jox leen këyit rek wala. non da xam nga régularisation système la. ki am terrain ki jënd terrain moom ko mu nekk en bonne une fois bokkul ak ki nga xamante ni am na benn femme ma seenaan histoire bi am muy jooy ne dafa bay dëkk. loolu texte bi mu des a consoir na ko parce que man su ma amul fu ma dëkk du ma dem fu état bi moom damay dem faxas dëkk et on a pas mal d'exemples pour le prouver boo demee Morolan fii Augustin Daga à gauche en face ci policiers yi taxaw ay pël fa dëkkoon bi ñu ñëwee di war a def lotissement administratif dañ leen cee boole régulariser leen jox leen tel est le cas de Thiolax tel est le cas de Dakar Mbaye et cetera et cetera. mais erreur bi am mooy keroog bi Macky Sall taxawee ne loolu am pour man les autorités qui sont dans la commune de Thiès même le préfet même le gouverneur même suñu ko Macky Sall waxee man Sénégal nag képp koo xam ne dëkkul Thiès bu tollee tableau sorti Ila Touba bi dugg Thiès jàpp na ne Ila Touba bi ba maire Aliou Sow Thiès sama ko. waaw erreur bi foofu la ne te ñun bu ñu kaasee ñi ëpp dañuy kaas naan suñu suuf mais ki war a wax waxul. ki ko fait loolu muy le ministre Augustin Tine waxu. mais kon site bi foofu si commune Fandène. mais Kër Massamba Gueye Fandène la ba. ñun ñoo fa dëkk man j'ai un frère qui est là-bas. Ibou Diouf ngeen wax fii sànq fa la dëkk Kër Massamba Gueye la dëkk pourtant il dépend pas de la commune de Thiès te Thiès bi commune Thiès la boo jàppee boppam. mais nii présentement suñ ko doon laaj sa identité fan. léegi lan mooy solution bi tey. man ñi nga xam ne jot nañu toj seen kër jaaxle nañu ñenn ñi police mi ngi leen woo wala gendarmerie ñenn ñi sax arrêté nañ leen ñu jaaxle jaxasoo. Babacar moom lan mooy solution problème mu jaxasoo jàpp bi moom jaxasoo bi ak régularisation bi pour jéem a régler problème bi une bonne fois pour toutes pour un début bi loolu amee parce que peine quand on parle de peine et soin mooy li nga xamante ni on peut l'expertiser parce que ay clôture yi des ko soo ko sax daal bu dee clôture simple grave mais bu fekkee dafa dem ba am peine am kër tabatement mu taw mais yow jax nañ la nekkoo ci yoon le président de la république bi nga xam ne moo yilif ñëpp ne nañu régulariser c'était tellement simple il fallait ñaari côté yëpp ku nekk dimbali sa loxo que ce soit l'administration que ce soit la population li gënoon a yomb nag mooy administration bi defal ko que ni kër yi fa nekkoon yëpp dañu xam dañu jàpp dañu jaar ci yoon yi ñu waroon leen a daaneel ñu wut un huissier mu def le constat wut un expert immobilier mu def l'expertise de la maison en ce moment là bu ñu paree ci régularisation bi def lotissement boo xam ne c'est régulier ñu daal di leen di woo daan leen
yow de ce que gis nañ bi ko tabaxee tu as dépensé 4 millions terrain bi ça a coûté 2 millions on te donne 2 parcelles ne la jëlal bii def ko xaalis bi nga tabax. loolu yoon permettre na. mën nañ ko c'est-à-dire même bu ko yoon permettre ñun ñoo nekkul ci dynamique boobu ñun cofeel gi ñu amante suñu biir parce que boo ko seetloo bu tabaski jotee wala Korité day mel ni Sénégal yi benn bopp lañu Macky Sall loo ko mere bu tabaski jotee boo gisee ni ko jox la ne ko baal ma ak ndax bis bi kon man je pense que ni loolu ñun ñëpp war nañu bàyyi xel bu dëgg jotee nañ ko wax ñoom am na lu ñu waroon def ñii am na lu ñu waroon def man jàppoon naa ni bu fekkee ni gars yi ñu ngi toj mais même bu fekkee état bi mayu leen ko ñoom la population bi fa ne nañu def alerte ñaan leen ne leen d'accord nañu quitter les lieux mais may nañu au moins qu'on puisse faire le constat et l'expertise de nos bâtiments après à un moment donné ñëpp ñi nga xam ne dañu fa defoon nag ay deux affaires yi ñu xool lu ñu leen jox lu leen tere pour man loolu moo ci ëppoon solo. mais solution moom mën na ne. non solution moom mu ngi fi xam nga solution nekk fi parce que ñoom il parle actuellement de 2500 habitants yi ñu délogé yoo xam ne ñoo fa nekk actuellement di mos ñoo pas encore délogé pratiquement am na ñu fa délogé mais il parle de 2500 et puis li ci ëpp solo mooy li colonel sapeur bi wax dafa am solo que ne il faut que ñu si ak le colonel du sapeur pompier li moo dafa am solo dafa jot Babacar que Thiès am des rues de 30 ou 25 mètres bu lakk amee oto yi mën a dugg fay lakk yi parce que loo xoolee tey ku mel ne guy sombeel murid ga et cetera mais foofu bu lakk amee mais problème mais xoolal rek néew bu amee ñu ko suuli on a tous les problèmes pour mën a dugg dem suuli ko mais qu'est-ce que bés léegi li nga xam ne nag kenn dëkk gu fa ñu élargi ko de telle sorte que route yi day yaatu mbedd yi yaatu nit ñi mën a jaabante pour mën a dox sol parce que tamit loolu da cee bokk comme alors man je pense que ni yooyu la ñu war a jàppalante. merci président bi Sylla mel na ne la ñu cëre la woon kii na neex na loolu ay temps yi man na jaajëf am nañu mbégte bu baax a baax donc bu fekkee doyen amul kàddu booy message booy sànniwaat ci donc su ko defee dañuy bàyyi président mu daal di tàggatoo. voilà mais rafetlu jataay bi parce que yii daf si am solo mais surtout comme ni mu ko waxee ni ñi xam Abdou Aziz Diop ñu ngi koy nuyu bu Forum Civil day wax sa xalaat baax na mais wax si loo xam c'est kenn amatul droit noppi président Habib Kane te yow yaa ngi koy def yaa ngi jàppale nit ñi mënoon nga wax ne opérateur privé nga comprendre nga li nga am mën nga ko yemal mais heureusement sa entendement dépassé na foofu dégg nga wax nga sànq boo amee 10 000 mu wër na la 1000 francs yi nga soxla kon 9 000 am na ku ko moom donc loolu dafa am solo teraanga ak joxe yàlla moo koy jagleel beneen bi ñi war a xam bu ñu waree leeral dañu war a leeral mais bu ñu noppee bu ñu ko leeralul fii daañu ko leeral famille donc yu mel nii administration da leen éviter ñu bañ a bàyyi rek am attitude de réactivité dara xew na rek nga door a jóg di wax donc mënoon nga jiital su ñun aussi bu ñu fi demee tey ba Thiès am chance bi am na des télé locales presse bi une trentaine de jeunes confrères ñëpp macha allah donc pour nit fu mën a communiquer donc ñàkkatul donc tribune yu mel nii dañ koy rafet di remercier encore Pape Sylla si ni mu coaché émission bi di ko encouragé baax Mohamed li aussi dina si ñëw léegi liggéey bu rafet lay def prestige ñu koy ñaanal macha allah ñoom ñëpp ay xale nañ yu seen loxo set di gërëm toute l' équipe technique également mu amoon mbégte vraiment bokk si émission jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu am mbégte Habib fekkoon ak yow waxtaan bu am solo bi seet ko également le doyen suñu doyen Babacar am nañu mbégte lool ci waxtaan bi mais également ak Sylla am tout le plaisir aussi Habib ci waxtaan bi ni mu déroulé. donc xam naa génn nañ ci politique mais bëggoon naa laaj ndax Habib dina nekk candidat ci élection locale yi ñu dëgmal. ndax mairie Pikine mairie ville lay laaj wala benn mairie loolu bëggoon naa koo laaj ci di nekkee ci wàllu. wala mairie Thiès waaw wala mairie Thiès xëy na booy tàggatoo rek nga tontuwaale si maa ngi lay sant la gërëm. d'accord c'est bon. mais nag fii ñu defee émission bi bokkul OSD ba président. ñu ngi ci beneen zone quoi. président plaisir la woon di bëri nga waaw di leen remercier di la wax ni loolu sa question boobu yàgg nañ koy laaj waaye man li may wax rek kaañu fal la moom moo dàq fal leen on est dans cette dynamique pour bàyyi askan bi juger seen bopp yow mën nga juge mën nga juger la personne de Habib Kane boo ma xamul au fond dégg nga mais li des yëpp dañ koy teg ci loxo askan bi di def appel aussi je vais pas dire appel à l'administration centrale qui est dans la région de Thiès ni l'administration locale mais di def appel au président de la République parce que lépp lu mën a am rek le dernier mot lu revient te askanu Thiès problème bi ñu am jafe-jafe bi mooy pratiquement le cas de Mbourkat bi yëngal na dëkk bi jaxase na nit ñi toll ci Covid-19 bi
di gën a ñaax def appel au président Idriss Seck que ni li wax ci moom ak yooyu yëpp amul njëriñ que mu visé mbuurkat bi boole ko ci ay négociations ak le président Macky Sall ba nga xamante ni dinañ ko mën a rattacher sur la commune Thiès comme on l'a fait de EDK vers la table commune de Thiès. ko xam ne bokkul Thiès Fandène la bokk mais fexe nañu au temps ba suñu paa yi fi nekkoon fexe ñu rattaché ko ci biir commune bu Thiès te ñu nit Thiès fenn rek la dese ci lu yaatu lu ñu yaakaar muy mbuurkat bi jëm tableau commune Thiès tableau Ila Touba bi te yaakaar ci kenn ku dul le président de la République Macky Sall te bu weesoo le président de la République Macky Sall kenn moo nekk suñu interlocuteur fii au niveau de la région de Thiès au niveau de la commune muy le président Idrissa Seck mi nga xamante ni tey fekki na ko mu woo ko ci liggéey te liggéey boobu mu ko woo yaakaar naa ne lii da cee am une part de responsabilité parce que ñun Thiès la ñu am ñu bañ ko def une arme jéem koo jël jox ko ñoo xamante ni parce que ñëpp Sénégal lañu. c'est vrai que ñëpp Sénégal lañu mais Fandène boo xoolee li mu jël ci biir Thiès bëri na bëri boo xamante ni da nga naan déedéet dafa mel ni benn paan da nga jël kaas tëmbal ko ci biir ñun noonu la ñu Fandène def bu doon li nootu jël ci ñun Morolan jël ko ci ñun moom la Fandène jël ci ñun kon je pense que ni tey Thiès waaye du ñu am problème fu ñu dëkk mais ñu xool ñu gën a wàññee affaire bi jéem ci tànd la mais aussi le ministre Augustin Tine bu fa toogee fa muy toogee président ñoom Macky Sall ñu xool lu ñu lijjantee ba nga xamante ni lii nga xamante ni moo fi nekk ci forêt classée bi dëgg la Fandène la bokk umpul kenn mais yaatu na yaatu boo xamante ni wóor na ba dem ci ginnaaw politique bokk Fandène jàpp daral pël yooyu yëpp fa la bokk ñuy ñaan rek li nga xam ne pokos bi nga xam ne su 2500 yi ci lañu bokk jëm ca mur ba ñu jéem ñu koo bàyyi ba nga xamante ni ñun ñëpp ci ne dañ ci mën a am ab ruq boo xam ne ñu ngi ci mën a nekk di wax tamit tendre la main à la population aux autorités de cette ville que la femme là moom laay wax toujours parce que man daf may def vocation saa yu may seetaan moom laay wax que ni damaa bay dëkk dama jëkkër daf maa wàcc aw ma fu ma jëm ma dem di jàngu di for ba am fu ma nekk ak sama njaboot ñu koy daaneel am na kooku loo xamante ni la metti na ndax ku mu daloon sa yaay du la neex te jigéen la bu doon góor ko wax yuuxoo sax ñu daal di koy wax mais kon jigéen a ko yuuxoo damay ñaan autorité yëpp ñëpp def seen loxo ñun moom li ñu am as néew mën nañ ko ci def waaye dafay neex nit boo koy dimbali te mën cee woo say mbokk jullit ñu rek dugal ci sa loxo jaamu yàlla bi gën a yaatu yaakaar naa ni waaw man rek tey mën naa jël sama terrain jox ko may ko am terrain am naa ko ndax mën naa ko mais damay tendre la main que ñëpp ñu fekk si ndaw soosu man xaw ma ko mais yéen ñi nga xam ne yéen nekkoon ci cérémonie bi doon def affaire yi ku ko ci xam ci yéen fekk ko Habib Kane pare na pour jàppale la nga ñëw fekk si ko ci dina taxaw incha allahu karim ci lu mu mën parce que dama koy xool di ko déglu mais chaque fois ma koy xool di ko déglu rek day mel ni sama waajur bu jigéen la daal te dafa metti daal te waajur bu jigéen dafa distre waaw moo tax ma doon ñaan xam nga bàyyi ñëpp la mais ndey moom dafa doon lu diis daal mooy ñaan nag ngeen jën ci mais doomu député maire nag boo nekkoon maire de Thiès warul bañ a tontul doomu député maire ñu bàyyi jël Malick Sarr kay bu ñu nee Mohamed El Habib Kane maire de Thiès waaw mais Babacar xam nga Babacar dama ne la man soxla ndax boo koy doon waa Thiès ñooy ñëw ne la am doo yow di xam nga yow sa turandoo bi daf maa defal lépp man sëñ Babacar damaa defal lépp man ñàkk ma dara am c'est la deuxième sëñ Babacar damaa defal lépp moom ci la ñëw baa ngi seen bor sëñ Babacar non Babacar man ma tëggul xam nga tey gouvernement bi ma am napp ma wala jàddal day doon yomb ndax man lu ma am ma mel ko rek ginnaaw yàlla ak yeneen déglu samay waajur Serigne Babacar te sëñ Abdoulaye Mbacké 85 xool na ma ci kaw ba ci suuf ne ma di nga dund ba dee doo ñàkk teranga àdduna moo tax faay boo mësee sonn ma xalaat ko rek sama xel dal keroog nag ba ma demee tiim sëñ Babacar fit bi gën a yokk ma xam ni dara desetuma lu li ma war a def mission bi nag moo nekk lii merci beaucoup am nañu mu mbégte mu nekkoon plaisir loolu te yàlla waxtaan bi tey lépp jur na njëriñ mais nag comme bu ñu xoolee fii ci diwaanu Thiès nag bi mu gënee métti ba ci lu bari jaxasoo donc ci nga mënoon woo ñëpp def benn carte de concertation boo xam ne tey taxaw na di dee doon jaawul taal daawuñu ànd mais nag man li ma lay ñaar rek mooy ñoom ñëpp njaboot lañ jamono nag ñu ngi ci mas bien vrai que daje amul mais ma ngi lay ñaaral nga jéem a s'organiser aussi beneen cadre de concertation boo xam ni bu nekkee privé sax par rapport ak les responsables politiques pour waxtaan ak ñoom ñu orienté wu juste ñu xam ne aussi lépp rek intérêt Thiès la tey jamono ji ñu toll aussi jàpp nañ ñi tabax Thiès moo war a ëpp njariñ ci yenn xiiro ak yenn ñaayo yi
di am mbégte bu baax a baax doon plaisir aussi tey ci dalal bi ak li ngay ñu nangul parce que jàpp naa ne njëriñ génn na ci mais aussi ndimbal génn na ci social ndax femme boobu li ko dal metti na kon à travers Habib Kane aussi bu ci amee xel mu dal ba mën a am dëkkuwaay ñeneen aussi jàpp ci kon loolu aussi plaisir la ci ñun te donc du li jiitu waaye di remercier bu baax a baax doyen Babacar parce que tey li ñuy faral di wax naan lii lépp ci mbaaxam la ak ci yaatu la ndax ku ne xam na ni moom rek mënoon na ko def am na expérience bi mais malgré tout lépp lu nekk ci diwaanu Thiès daf ciy jël ci jiital jeunes yi nga xam ne tey am nañu amour ci métier bi di leen encouragé. kon loolu dañ ciy am mbégte bu baax a baax franchement suñu kilifa la te suñu professeur la comme ni ma la ko waxee. donc du ñu wax dara te duñ ko bàyyi xel. même bu ñuy wax sax ba nar a jéggi leen bu suñu xelee demee ci moom rek ñu daal ciy dellu. Ahmadou Bamba li bu Prestige TV ak waa Prestige yëpp ñu daal leen remercier donc Sud FM remercier bu baax a baax Sen 24 donc NJ nga xam ni ku ne xam ne suñu diggante ñu bokkoon aussi daara di liggéeyandoo ba tey mu nekk aussi le PDG en même temps aussi mooy PDG bi gën a garaaw la mooy NJ parce que PDG boo xam ni day bàyyi bureau ba ñëw ci caméra yi donc loolu aussi yombul ñu koy remercier bu baax a baax doyen Mbaye Samb tamit ñu remercier ko donc bu ñu ne ko entretien bi ak monsieur Habib Kane la da ci am plaisir aussi donc yebal doomam mu ñëw en même temps aussi j'espère que aussi am yenn information pour jëm ko jàlle laas loolu aussi plaisir la ak Thiès TV donc Seydou ñu remercier bu baax a baax encore une fois di leen xamal rek donc entretien yi li tax ñu koy def uniquement du lenn lu dul askan bi xam ne aussi Thiès am na ci ñu am gëm-gëm am ci ñoo xamante ne aussi mën nañu leen orienter parfois aussi di nekk à distance di nga juger wala ngay xalaat sa xel loo xam ni amaana boo jegewul di nga ko am te jàpp naa ne aussi lii lu ubbeeku la mu gën di yaatu peut-être doon nag xam na dañ naan président rek mu ñu fekk ci studio ba su ko defee ñu gën ko yaatal di remercier ñëpp jaajëf